13h ci télévision Futurs Médias mbokk yi salaamaaleykum dalee nag jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu dama ko jukki bokk na ci li nga xam ne nag moom moo di coowal suuf ca département bu Tëngéej ca Tivaouane Peulh foofee nag jàppale ne nag benn collectif woo xamante ni njort nañ ne ñoo moom site wa nga xam ne nag moom moo féete site Baldé nga xam ne lu toll ci juróom-benn hectare la ñuy rek daal di laaj boobu ak léegi juróom-benn hectare yooyu jàppale ne lu toll ci ñetti téeméeri parcelle ñoom ñoo ca nekk ñi nga xam ne itam ñoom lañ jàpp ne dañoo rek saax-saaxee seen ak suuf joxañ baaraamu tuuma groupe Nabi ak itam IFAK ñoom itam la ñu xamle ñu di rek dañoo tayle seen ak suuf wàllu suuf xam ngeen ne saa bu amee municipalité bi itam am na ci dayo bu am solo ndax itam dañuy faral di indi saafara ci coow lu ni mel ca diwaan bu Tëngéej ña nga xam ne itam ñoom ñooy liggéey ca boobule maire yi itam ci la jamono la ñuy sàkko moom moo di ñu gën a ñoŋal seen ak nekkin diwaan bu Fatick service régional bu commerce daal di taal ay garab yoo xamante ni wala ay ñam yoo xamante ni baaxul askan wi daal di koy jëfandikoo lu ni mel itam ñu ngi ko jëlee ci boutique yi ak itam ci li nga xam ne nag moom moo di marché wi ginnaaw aw taxaw seetlu toll nañ ci juróom benni tonne yoo xamante ni nag ñu ngi ko nangoo ci askan wi niñ leen koy faral di amalee alxames bu jot mu di seen rubrique les bonnes feuilles de la rédaction tey jii nag daañu taxaw ci téere bi nga xam ne nag moom Viviane Beng moom moo ko daal di xaatim dippee ko li nga xam ne nag moom moo di bonheur de la liberté ci lu ni mel mi ngi ci nittali dundu ki nga xam ne nag moom moo di Sara moom moomee nag di personnage principal bi moom boobu ak léegi muy wut ak mbégte ci li nga xam ne nag moom moo di ak dundam buñ ci noppee daañ ci toftal li nga xam ne nag moom la yéenekaay yi xëy fësal ni ki tey léegi mbokk yi ma dikk ñu faram fàccee. coowal suuf la ñu koy dooree ca département bu Tëngéej ca Tivaouane Peulh foofee nag jàppale de aw collectif boo xamante ni nag dañoo jàpp ne dañ leen a jaay doole ci site Momo Baldé ñoom ñu sàkku seen juróom-benn hectare yi nga xam ne itam daal nay tënk lu toll ci ñetti téeméeri parcelle victime yooyu nag jàpp ne nag groupe Nabi ak itam IFAK ñoom ñoo daal di tayle seen ak suuf tax na itam mer ba futu la ñu def takk itam ay morceau yu xonk fësal seen ak mer ñu teewlu ki nga xam ne nag moom moo di Formose Mendy moom moo yoroon seen kàddu ginnaaw bi itam àdduna jëmale ci micro Abdou Diouf Diagne Ahmadou Bamba Samb. Ces 3 dernières années-là, 2020, 2021, 2022, il y a des gens qui sont là dans le quartier. Ils viennent vendre les terrains des gens, hein, les Pabba, les Ifra, les Mamadou Ndiaye, les consoles là, ñoo jaay terrain yi. yoon yëpp lañ jaay yoon yëpp lañ jaay. da ngay gis benn terrain jaay ko 5 personnes 6 personnes. ah sans raison soo demee police soo demee gendarmerie on dit que on n'a pas vu ces gens-là. ñooñu ñëpp ñoom Pabba les consoles là avec ces clics là ils sont là à vendre les terrains des gens sans raison ah lu ñuy wax est-ce que man dem naa gendarme dem naa tribunal le procureur a appelé le commandant de la bu nekk fii bu nekk Tivaouane Peulh mais chaque fois daf may entendre mais sans suite j'ai fait 3 plaintes sans suite. Vous êtes au nombre de combien? Nous sommes à nombre parce que avec 3 personnes ils sont tellement nombreux. 300 et quelques ñoo xam ne. des gens malfaiteurs yi ñu ngi fii la ñu amoon terrain baa ngi fii foofu la ñuy nekk di indi añ di indi reer ils prennent les terrains des gens sans raison. mbokk yi coowal suuf itam xam ngeen ne saa su amee municipalité bi itam am na ay jéego yu am solo yoo xamante ni nag war na ko cee mën a amal ngir ami saafara municipalité ba nekk ca diwaan bu Tëngéej ñoom ñi tam ñi nga xam ne ñoom ñoo fay liggéeyee ci la jamono ñooy sàkku ñu gën a ñoŋal li nga xam ne nag moom moo di seen ak nekkin ndax anam boo nga xam ne noonee la nekkee nañuy liggéeyee amul lenn ci loo xamante ni daal nay jar lu ni mel ñu teewlu reportage bu Abdou Diouf Diagne Ahmadou Bamba Samb. ñu joxe rendez-vous ci buntu jardin public bi takk seen ay morceau yu xonq ñi di liggéeyee nag ci bokk moomeel yi nekk ci Tëngéej di sàkku ñu daal leen di yokkal li nga xam ne nag moom mooy seeni salaire ñoom ñi nag ñu jàpp ne gouvernement bi dafa nekk ci kumba am ndey ak kumba amul ndey ndax ñi mu yokkal seeni salaire ëpp ñu leen njariñ benn yoon. dañu gis ni président Macky Sall moo def augmentation yi moo ko defal enseignants yi moo ko defal waa santé moo ko defal pénitencier yi moo ko defal policier yi moo ko defal gendarme yi. dañuy wax président Macky Sall na bàyyi kumba am ndey kumba amul ndey agents municipaux yi tey génn nañu seen première sortie la des na nag yeneen yoo xam ne mi ngi ñëw bu fekkee li ñu bëgg amuñu ko ñu ngi koy ñaan suñu première sortie bi na yokkal agent municipal yi comme ni mu ko defee si koor yëpp parce que dund bi dafa seer te suñuy salaire baaxul mënul couvrir suñuy besoin donc lii bu amee Abdoulaye Wade defoon ko
ñëw yokkal agent yi kon boobu moom naka def. ñoom ñi la tamit ñuy sàkku ñu daal di matal nag li nga xam ne moom la ñu duppee fonction publique locale la lu ni mel képp moom moo mën a tax liggéeykat yi nag daal di gis seen bopp ci li nga xam ne moom la ñuy def. bu leen foog ne agent municipal fii rek la ne mais santé fépp ñun ñoo fa nekk. te ba léegi nii zéro fonction publique locale bi boobu ba léegi ñu ngi koy xaar buñ ko dugaloon problème bi tey duñ ko am kon ñun ñëpp kon bokk nañ ci augmentation yi moment bii ñuy wax kon duñ fi génn kon loolu nañ ko respecté lépp defoon nañ ko ba ñu signé nañ yëpp mais ba léegi démarré gul léegi nag ñun dootuñ Tëngéej lañ la wax si la lii di déclenché. liggéeykat yooyu nag di artu di xamle ne ndaje mi nga xam ne def nañu ko nag ndorteel képp la ay saafara boo amul seen bëgg-bëgg yi dàquñu boo wàcc ci mbedd mi. jaajëf Abdou bokk na ci loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar ca diwaan bu Fatick service régional bu commerce ba fa itam daal di taal lu toll ci juróom-benni tonne ci ay ñam yoo xamante ni baaxul benn yoon askan wi daal di koy jëfandikoo naka noonu itam ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàll wa nag di sàkku ci askan wi ñu daal di seetlu lañ bët itam lépp loo xamante ni daañ ko def ci seen ak biir Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey diwaan bu Fatick ak la ko wër ñu teewlu. ci marché produit yi nga xam ni moom la ñuy lakk nag service régional bu commerce bu Fatick ñoom ñoo ko saisir nee ñu nag saisie bi ñu ngi ko def ci lu tolloo ko diiru fukki weer ak juróom-ñett ay lekk la yoo xam ne nii jëfandikoo ko baaxul ci nit nee nañ ak sax ci mala ñu nangoo ko nag ci boutique alimentation générale yi ci marché yi ak itam ci marché hebdomadaire yi. toll na si juróom-benni tonne donc bu ñu koy jox valeur dina nekk fukki million ak benn ci njëg donc mu doon ay produits yoo xamante ni produits li ñu naan manufacturé yi nga xam ne ci ay usines lañ koy defaree ci ay industrie loolu moom moo ci ëpp ci mel ni ay boissons yi ñuy naan yu mel ni produits yi jógee ci ay meew ay bouillon. produits yi ñuy lakk nag bokk na ci ak ay garab ak itam yeneen xeeti matériel. am na ci yeneen yoo xamante ni périmé wul mais ay contrefaçon lay doon nga xam ni niñ ko defaree baaxul am na ci yoo xamante ni li ñu naan ay lampes à incandescence lampes yi nga xam ne li muy consommé ci courant dafa bari yooyu aussi depuis 2011 Sénégal dañ ko tere yooyu aussi dañ ko retiré ci marché bi. am na ci yoo xam ne aussi alcool la yoo xam ne importation bi jaarul yoon. am na ci yoo xamante ni tam qualité bi wóoluwuñ ko topp. di jënd di jëfandikoo lekk goo xam ni dafa avarié wala sax mu périmé baaxul dara ci wérgu yaram mën naa lor doomu aadama bi moo tax nag ñi nga xam ni ñoom ñoo di consommateurs yi ñuy sàkku ci ñoom ñuy gën a xool bu baax a baax ñam yi nga xam ni moom la ñuy jënd. balaa vraiment même service régional du commerce di effectuer ay descente ci terrain bi ñoom war nañ mën a am l'information comme quoi que produit bu ñuy jël baax na wala baaxu ci seen bopp donc côté boobu donc je pense que sensibilisation ñaax mooy li nga xam ne moom la ñu njëkk a def à l'endroit des populations pour ñoom ñu gën a regardant gën a vigilant par rapport ak li nga xam ne moom la ñuy jënd ci seen marché di ko yóbbu seen kër yi te bëgg nañ tamit que li ñuy jënd di ko consommer di ko yóbbu seen biir kër yi mu doon produit yoo xam ne yu baax la yu mucc ayib baax ci seen wér-gu-yaram. service régional bu commerce nag di wax ne ci jamono ji nga xam ne dañuy wàcc tabaski daañu gën a yokk contrôle bi ba fexe nu askan wi di jëfandikoo ay produits yoo xam ne du leen lor benn yoon. bokk na ci saa yoo koy jënd bu nekk ngay xool li nga xam ne nag moom moo di app wi maanaam date bi mbokk ñu wéyal xibaar yi wax itam ci leneen mu ñeel njàng mi ak njàngale mi fii ci réew bu Sénégal yenn ci ay xarante yoo xamante ni dañ koy faral di nemmeeku ci njeexitalug atum 2020 jàpp 2021 tax na itam ko si depp ci la jamono taxaw temb ngir daal di taxawal loo xamante ni nag dina mën a saytu bu baax a baax lépp lu ñeel wàll wi ngir daal di sóob yoxoom lépp lu soxla itam yaruk ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi diwaan bu Diourbel ab waxtaan boo xamante ni amaloon nañ ko fa ngir jéem a nasi pexe Abdou Dia chargé de programme bu COSDEP ñu teewlu ay kàddoom ci micro Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye. ay violence yoo xam ne kenn mësu ko gis ci école bi maanaam song ay professeur yàq école bi xotti ay kaye toj damm ay table banc xotti même seen i blouse loolu vraiment dafa jaaxaloon ñëpp ñun COSDEP nga xam ne suñu mission mooy faire de sorte que def ba nga xam ne xale yi njàng bi ñu jàng dana mën a ñoŋ dana mën a baax danañ nekk aussi li ñuy wax de bons citoyens dañu ne loolu buñ ko bàyyee mu jàll du baax moo tax projet bi nga xam ne moom la njëkk am développé que Dakar muy LM2C nga xam ne dañ ko tuddee projet boo xam ne dafay liggéey pour am ay lycée yoo xam ne ay lycée modèle lay doon yoo xam ne xale dañ ci ñoŋ ci mbirum citoyenneté ak civisme bi ñu ko defee Dakar aussi mu am ay résultats yu baax ba nga xam ne ñëpp dañ ko nawoon bi mu jeexee ñu ne donc léegi bu yemee 5 lycée Dakar juróomi lycée Dakar du doon dara ndax Dakar nekkul benn région Sénégal rek Sénégal fukki région ak ñeent la donc bu ñu amee possibilité dañ koy génne pour mu gën a dem gën a law moo tax bi ñu amee éducation citoyenneté élection dañ ne bon nañ continuer dem Diourbel donc Diourbel dañ fi jël juróomi lycée yoo xam ne danañu permettre aussi
ñu liggéey ak lycée yooyu ci citoyenneté élèves yi ci civisme teg ko ci xeex aussi lu ñuy wax violence. COSDEP dafay indi ay moyens ressources humaines ressources matérielles toute forme de ressources pour mën a accompagner élèves yi ak seen professeurs yi yéen encadré seen proviseurs yi ci tabax ba bu ñu war a tabax citoyenneté ci lycée yi ñu tànn. ñu wax ci beneen ab xeetu xoxotal bi la yoon nag ñi amal ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di tuut tànk yi wala bokk ñuy faral di leen rek sàcc ak yeneen yu ni xeetoo di leen dugal itam ci li nga xam ne moom moo di tabax yu yeggul yi lu ni mel doon na loo xamante ni daal nañ koy waxtaanee bu baax a baax bëgg itam xiirtal nguur gi mu tegab luwaa boo xamante ni nag lépp lu ñeel ak yelleef ñi nga xam ne ñoom ñoo di tuut tànk yi daañ ko mën a càmbar bu baax a baax ñu teewlu Aminata Kebe itam doon koo xamante ni am na ay ndombal tànk ginnaaw itam ba mu taxawee ngir daal di wekk ak yelleefuk ndaw ñi ca Nations Unies ay kàddoom la ñuy teewlu ci micro Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. code de l'enfant bi foofu moom wax nga lu am solo ndax dafa nekk loo xamante ne nii Sénégal du ci traité bii rek la bokk na ci traité Nations Unies bii xeex ak yelleefu xale bokk na ci traité Nations Unies bii xeex métital bokk na ci traité bii xeex ak yelleefu jigéen. ni ñuy def nii tey di bind rapport yóbbu ci comité expert Union africaine même rapport yi la ñuy bind yóbbu ko ci comité yooyu comité bu ci nekk at bu Sénégal demee dina promettre ñëwaat ak code de l'enfant mais dañuy gis ni que bu ñuy delluwaat dina am ay blocage alors que liggéey nañ ci ba pare. ministère de la justice dafa teg en place benn groupe de travail def ci ay experts ay juristes ay sociologues ay sëriñ daara ñëpp a ngi ci woon pour ñu xool naka la ñuy defee benn code boo xam ne ñëpp dinañ ci d'accord bi ñu paree ci code boobu ñu jébbal ko ministre de la justice bi mu demee ci EPU mu ne que code bi pare na ba pare te léegi ñu voté ko ñu gis ni tamit président de la République am na benn conseil des ministres bu mu doon wax ni nañu àggale code de l'enfant te def loi buy criminaliser le viol léegi ñu gis ni loi criminalisant le viol jàll na mais code de l'enfant bi moom kenn mënu la ci wax dara fi mu toll nii donc loolu problème la et j'en profite pour faire le plaidoyer pour vraiment ñu xool fu mu toll ñu jéem ko def pour l'intérêt de nos enfants. lu mooy xoxotal yi nga xam ne itam dañu koy teg tout tànk yi leneen loo xamante ni des na ko nemmeeku ci réew bu Sénégal mu di xaxarante bi nag ci li nga xam ne moom moo di langue politique bi tax na itam association vision africaine pour la paix ak itam développement taxaw temb ngir rek képp koo xamante ni yor nga aw ngàndaay jëmale ci sa morom nga daal di koy wéer bu baax a baax naka noonu itam daañu doxi jéego ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo séq lang gi ngir rek ñu daal di waxtaan ak moom Mame Gor Ndiaye moom mooy njiit bu boobule association ñu teewlu ay kàddoom. de la paix dëkk bi lu mu mel neexul kenn si vision africaine pour la paix et le développement. su fekkee ne jàmm am na mën nañu dem élection su fekkee ne y a toujours dafa am ay contentieux jàppal bay manifestation chaque jour manifestation ba élection man sama conseil en tant que partisan de la paix ñu toog sur la table discuter pour aller aux élections paisibles élections yu dal mais su fekkee ne dafa am division je crois que il faut suspendre les élections jusqu'à nouvel ordre ñu toogaa si kii bi comment dirais-je régler problème bi Sénégal ñu ñëpp a ko bokk. pour deux manifestations économie bi dafay taxaw suñu koom-koom bi dafay taxaw pourquoi manifestation chaque semaine. ñu àddu mbokk yi jëmale ci njanaaw yi ak yeneen yu ñu xeetoo boobu ak léegi dégg ngeen ñi nga xam ne ñoom ñoo di yarkatu ginaar yi itam la ñuy àddu mu ñeel njëgum aliment bu cher bi tax na itam ginaar yi itam kenn mënu si ko teggat ci la jamono xëy dañu wàcc ci mbedd yi ngir rek daal di fësal seen ak mer la ñu bëgg mu di seen ginaar yi nga xam ne nekk ci la jamono ñu ngi daal di faatu ñu jéem cee na si pexe bokk na ci lépp loo xamante ni daal dañ koy yokk ñu daal di koy wàññi ci marché yi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ca diwaan bu Thiès ak ko wër Cheikh Anta Diop ak Seyla Tiir ñoom ñoo leen toppoon. parce que li ñuy dund. yarkatu ginaar yi nekk fii ci diwaanu Thiès ñëpp génnoon ñii yor ay pancarte yu naataal ak ay banderole fësal ci ne nag dañoo nekk ci njàqare ndaxte gisuñu benn aliment benn dund bu ñu jox seeni ginaar te it njëg li cher lool loolee tax ñu doon doxam ñaxtu fii ci diwaanu Thiès ngir nag nguur gi yëg seen mbébét taxaw ci. gis nga éleveurs yi bu doon ñett kenn ki bàyyi na. te bu ñu doxaatee tuuti ñeneen ñi ci boppam bu ñu seetaanee dinañu bàyyi parce que li ñuy dund dafa metti fu metti yem ndax bu dee ni aliment bi ngay dundale sa ganaar ci boppam boo jaayee say nen doo ci génn bu yàggee amoon neneen looy def muy tëj. nee nañ ginnaaw ñàkk dund googee daanaka amatuñu benn poussin bu baax cuuj yi nga xamante ne moom lañ leen di jox ngeen ñu yar ko benn cuuj baaxul. ndax bu dee ni da nga am poussin baaxul am poussin bu cher
am aliment bu jafe am médicament bu cher ba pare di jaay sa ganaar loo xam ne mënoo ci génn bu yàggee da ngay tëj da ngay fermer donc loolu moo waral ñu def mobilisation bi te daf ñu ko jaral tant que problème bi mi ngi am on va se mobiliser pour afin ñu dégguñu pour afin ñu trouver solution. nañu recruter xale yóbbu leen ci àll bi bayloo leen ñu bay mboq bay ceeb dëkk bi naat. doxam ñaxtu bi nag ñu ngi ko doore nag ci xàll wi jóge HLM route de Dakar ñëw ba mairie ville bu Thiès jubali Gornas foofee gouverneur moom moo leen dalal ñu jox ko ab mémorandum tënk ci seeni tawat. ñeneen ñu bëgg seen ay tawat daal di leen di dëddu xeex itam lépp lu ñeel wàllu ndóol ak itam ñàkk ca diwaan bu Koungheul jàppale ne yenn ci ay soxna yoo xamante ni jagleel nañ leen lu toll ci ñeent fukk ak juróom ci ay millions ci suñu ay koppar ngir rek ñu mën a wëyal li nga xam ne moom moo di seen ak activité bés bu yàlla sàkk bu ñu xëyee am loo xamante ni dees na koy def ñoom soxna yooyee nag di rafet lu baax baax lu ni mel Omar Ndiaye Boubacar Fall bopp ci reportage. jigéen ñi ne ci département bu Koungheul amoon ay jafe-jafe lool ngir jote ci ay financement moo waral nag ñeent fukk ak ñaari millions ñu jégleel ko ñeent fukk ak ñeenti groupement promotion féminin jaarale ko nag ci kuréel gi di Aar Natangué ñu def fi ñeent fukk ak ñaari millions yoo xamante ne tey dugal nañ ci Koungheul bañ paree daje bi jigéen ñi ñu ko jox dañuy dem jël seen xaalis dem liggéey quartier Koungheul yëpp laal nañ leen maanaam jox nañ leen xaalis bu leen permettre ci ñoom lañ bëgg parce que dañuy wax ak ñoom lan nga soxla loo bëgg a def mooy lii laa bëgg a def nangam laa soxla fanweeri junne ñeent fukki junne juróom fukki junne ñu jox ko loolu mu dem liggéey delloo yokkute ba nga xamante ne yow ca kër ga di nga attan di nga am jumtukaay bu la permettre nga am say revenu. lu ni mel mbootaay jigéen yi nekk ci département bu Koungheul rafetlu ko di xam ne nag ne toogaayu keppaar jeex na rawatina bëccëg juróomi. toog ci grand place yi rek ak di natt 250 ci mbootaay yi teggi omo saabu yóbbu sa kër yooyu daal lañ daan def mais tey moom macha allah moom wax dëgg yàlla coono jeex na daan doole rek dugg ci oto yi takk ndiggali sol baam wala jiin fas yéene ko ñàkkante. ba tax na nag kuréel gi di Aar Natangué fas yéene gungewaat groupement yooyu ci ay formation ci wàllu defarum lu toll ak fukk ak ñeenti xeetu saabu ngir ñu mën a yokk seen koom-koom. aywa mbokk yi ñu xamale leen ak beneen soxna moom itam di jàmbaari fàq tëdd Awa Alassane Sow lay wuyoo ca diwaan bu Linguère la nekk moo xam da yëngu ci wàllu càmm ak yeneen ni xeetoo di bay waaram bu baax a baax waaye itam ma ngay tàllal loxo la mu bëgg bokk na ci lépp lu ñeel wàllu subvention moom itam mu mën a wëyal li nga xam ne moom moo di liggéeyam bu baax a baax Mamadou Moustapha Ndiaye Sidi Thiam ñoo séq ak moom waxtaan ñu seetaan la mu leen tënk. fii si zone sylvopastorale càmm nekk na activité boo xam ne ni askan wi moom lañ ci gën di def ay téeméeri sàmm di dund jafe-jafe yu seeraayu xontu jur gi looloo waral soxna si am xalaatu bay ñax. bi ko ministre Aminata Mbengue Ndiaye bi mu waxee ne il faut ñu wàññi màngaan yi ñu ne léegi nag bu ñu la waxee bàyyi lii dañ lay jàppal si li ñu ne kon léegi nañ def culture fourragère ak lu mu mën a doon rek dina wàññi màngaan yi parce que loo gis rek looy gaañ rek am na loo si perte. bi ñu waxee loolu nag maanaam man dinaa essayer. ñu fekk ko fii ci barke ji moom mi nga xam ne moo jiite bépp jigéen boo xam ne da nga yëngu ci wàllu càmm mu fiy bay xeetu ñax bu ñu naan neema mu yokk lool production bi rawatina ci nag yi. ran toujours damay am ñax noor ak nawet bu tooy ñaareel bi sama jur yi buñ ko lekkee dañuy am meew ñetteel bi man dinaa mën a lekk si meew bi fekk dugguma si pundax meew bi neema dafa fidèle. waaw bu xesee ba taxaw def fidèle bu xesee ba taxaw nga jox ko ndox bi mu soxla dañuy bari dañuy wax dañuy def engrais man duma def engrais li may buta bâche laa ciy def li nga xam ne moom mooy déchets yi jóge ci nag yi moom laa koy defee fumier muy am ndox soo ko daggee balaa 5 jours mu jóg ndax parcelle bi ngeen woon gannaaw pare gu ma daggam te mu ngi nii jógaat na. naam léeg-léeg mu gis ci boppam waaye seeraayu yenn produit nekk lu ko gàllankoor dolli si ñàkku financement bi. fii zone sylvopastorale neema dafay taxaw day rafet parce que day mel ne dugub suuna su fekkee amoo protection bu baax boo ko defee nag jur gi dana dugg loolu jafe-jafe la ñaareel bi ñun fii. man amuñu dex kon mën nga soxla ndox bi doo ko am kon muy problème ndox bi jafe-jafe la dañu bëgg ñu subventionné ñu comme ni ñuy defal. pêcheurs yi. département bu Linguère càccug jur gi te nelaw sàmm yi ñu ñaan kilifa yi ñu appliquer loi bi ñu fi boote woon te mu jëm ci képp ku sàcc jur ñu teg la ay daan yu taratar.
jërëjëf Mamadou Moustapha mbokki ñu àddu ci leneen bi la yoon day nekk ci wàllu koom rawatina tundungu Afrique nees mën a def ba daal di gën a ñongal lu ni mel tax na itam aw consortium régional pour la recherche en économie générationnelle daal di def aw taxaw seetlu aw waxtaan woo xamante ni ñenn ci ñoo xamante ni seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu koom ñoo doon amal bile ndaje xool nees mën a def ba daal di na si pexe moom Ngoné Diop moom mooy directrice bu bureau régional ci tundu Afrique de l'Ouest ñu teewlu ay kàddoom ci micro Thierno Laurent Mendy. bu ñu tuddee budgétisation sensible aux dividendes démographiques maanaam ressource xaalis bi nga xam ni état yi am nañ ko naka lañ koy defarewaat réalloué ko ba nga xam ni dimension yi permettre pour que population bi xam ne dafa bëri ay jeunes pouvoir ñu renforcer seen capacité. ñu mën a am santé ñu mën a am liggéey ba mën a accélérer li ñuy tuddee dividende démographique looloo tax ñu dekk fii atelier bi dafay topp suivre yenn atelier ñu defoon donc am na ay actions yoo xam ne ku nekk jël nga ko saa yi la atelier bi day ñëw permettre na ñu jox leen ay outils benn méthodologie boo xam ne dina leen dimbali ba bu ñu jëlee seen budget bi yooyu dimension ma tudd noonu bu dividende démographique dinañ ko jël en compte ba nga xam ne dinañ bu ñuy allouer budget bi parce que budget xam nga chaque année budget wu état foofu moo lay wan fan mooy priorité état bi léegi bu ñuy allouer dinañ ko allouer fi nga xam ni moo mën a permettre pour que dividende démographique bi état yi mën ko accélérer mën ko capturer. mbokki centre international du commerce extérieur amaana ci CICES ngeen ko gën a xam daal nay jëmmal itam li nga xam ne moom la naal mu ñeeli joyantiwaat ak yeneen yu di xeeto tax itam boobule barab ñenn ci askan wi di fay faral di dem ngir rek mu gën a dundaat lu ne mel itam bokk na ci bëgg-bëggu directeur général bi moom Saliou Keita leneen loo xamante ni naal na ko ci barab boobee nag ñu teewlu li nga xam ne moom lay dénk askan wi ci micro Pape Sangone Mbaye. benn feuille de route bu bees feuille de route boo xam ne ni CICES bi sénégalais yi xamoon CICES boobu dañ ko bëgg a indiwaat di organiser ay salon ak i foire te yooyu dafa nekk ay manifestation économique ay manifestation yu am solo si wàllu si koom-koomu réew waaye CICES dafa nekk parc d'exposition et de congrès bu ñu waxee exposition kooku suñuy produit la te culture dafa bokk si suñuy produit également mais congrès bi partie congrès bi mooy ñu organiser ay conférences organiser ay concerts et cetera te loolu dafa laaj infrastructure moderne ay infrastructure de qualité tey ñun ñu nekk dans l'événementiel économique mais CICES depuis 1974 on est frappé par la vétusté de nos infrastructures maanaam 1974 ak tey mbir mi màgget na il faut que ñu defaraat ko te loolu ñu ngi jaajëfal le président de la République Macky Sall bi nga xam ne ni tey déjà mettre na en place benn comité présidé par l'architecte du palais pour ñu dem vers li ñuy wax la réhabilitation du CICES. aywa mbokk yi ñu àddu ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar alxames bu jot dañ leen faral di leen ko baaxee mu di les bonnes feuilles de la rédaction tey jii itam ñu daal di lëñ bët beneen ab téere woo xamante ni nag Viviane Mbengue moom moo ko daal di xaatim di beeko bonheur de la liberté ci lu ni mel itam mu ngay rek nettali dundinu ki nga xam ne moom moo di personnage principal bi di Sara di aw ndaw boo xamante ni ci diirub dundam mi ngi daal di wër li nga xam ne nag moom moo di mbégte bokk na ci li ko waral ci jaar-jaar yu métti yi nga xam ne nag daal dina koy am Ibou Diouf Pape Sangone Mbaye Gervais Yao ñu seqoon ak moom waxtaan moom moo ñu jukkil la gën a fës ci boobu la téere ñu teewlu. téere bi Viviane Mbengue moo ko xaatim mu ñëwaat ci li mu duppee bonheur ak liberté mu jàpp ne rek ñaari mbir yoo xamante ne benn ci mënul dem bàyyi moromam ba tax na mu ñëwaat ci dundu ki nga xamante ne mooy personnage principal bi di Sara. Sara benn xale bu jigéen la moom am na lu ko yàlla may loo xamante ni mën na ko tax mu am bànneexu àdduna waaye moom dafay gis lu dul lu négatif li mais bu demee ba ci biir dina jànkonteel ay jafe-jafe yu bari ci àddunaam mais après enfin dina comprendre ni bonheur bi ci moom la nekk. ci bile téere nag Viviane Mbengue samp na ci ay laaj yu bari
ci li nga xamante ne noonee la doomu aadama bi war a dundee ci société pas bànneex ni ko nit ñi di waxee pas bànneexu bakkan topp sa bakkan mais bànneex mooy nga dund boo xamante ni mi ngi nekk bu ma ko naree wax mi ngi nekk en adéquation ak yow say valeur ak yow ni ngay gisee yow àdduna. bokk na ci li nga xamante ne moom la dëxëñ ci bile téere dund personnage principal bi ba mu nekkee ndaw ba bi nga xamante ne rek doon na responsable ak lépp li nga xamante ne jot na ko dund. roman bi si sama imagination la jóge donc fictive la mais dañuy wax souvent bind roman livre comme accouchement la comme am doom la donc du yow mais dina am toujours yow une part de toi. moom mi di sociologue am tamit cofeel bu yaatu ci wàllu bind loolu sax moo waral mu fësal li ni mel. donc man dama mës a nekk xale boo xamante ni dafa bëgg lire donc xam naa dafa jóge ci li ma doon doomu enseignante teel ci milieu boo xamante ni livre yi dañ ma wër donc saa yu ma yore woon livre rek damay ne man de bëgg naa benn bés ma am sama livre boo xamante ni maa ko bindal sama bopp. ci bile téere nag soxna si di Viviane Mbengue fësal na ci xalaatam beneen gis-gis bu mu am ci ni ñuy dundee ci biir société bi ci lépp lu aju ci li muy duppee bonheur ak liberté ngir mën a dund ci biir askan bi. jërëjëf Ibrahim mbokk yi ñu àddu ci leneen muy li nga xam ne nag moom moo gën a fës ci yéenekaay yi di ko fësal Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf roube national gi borom Pastef woote woon démb ngir tànqal borom réew mi waa réew mi wuy si nañu ko ci ak Pastef l'observateur nañu concert casserole ak cornay wote yu Ousmane Sonko santaane woon démb 20h ba 20h10 gaañi topp nañu ko ci bu baax a baax ci Ndakaaru ak ci région yu bari yu nekk ci réew mi kubéeri cin yeek xotti bool yeek poti weñ yi journal bi nee nañu dara desul démb ci guddi Vox Populi ne ko méga concert la ñu dund démb Ousmane Sonko mi ko woote woon moo ci jiitu ne gis nañu ko mu taxaw buntu këram ci cité kër góor gi yore ñaari kubéeri cinam di jàpp gam Le Témoin bind ne Sonko matal na bersem journal L'Info di ko dëggal ba xëy di ñu wax moom it ci xëtam mu njëkk ne muy Ousmane Sonko di waa Yewwi Askan Wi li ñu bëggoon démb ci seen concert casserole yeek seen cornet wote yi amee nañu ko ni ñu ko bëggee woon bi 20h jotee kandang-kandang yeeg keseng-keseng yi dañoo mel na tulleeg màlle ci réew mi wote yi di cornet ci kaw tali bi bay bëgg a xuttiku le mandat gis ne doolee casserole moo feeñ démb ci manifestation bu opposition bi Le Quotidien nañu Ndakaaru bari woon na bruit démb ci guddi ci concert casserole yi Source A ne ko ak fitna ne jàppante bu rëy moo am démb ci guddi ca campus social bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ci diggante étudiants yu intercoalition Yewwi ak wàllu yu doon tëggi bool ak yu étudiants yi APR yi doon bañ ko fa tëgg ba am ku ca blessé donte sax gaañu taxu ko woon a demee noone Maguette Sène directeur général bu centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru di kudd ay kàddoom ci xët mu njëkk journal bi muy wax ne képp ku fi def lu yàq ak ana saxal jàmm ji ci campus social bi na la leer ne organe universitaire yeeg judiciaire yi ko war a régler danañ ko régler ak yow ñaar ñi di Macky Sall ak Ousmane Sonko Source A nee nañu lu jiin njaaga rek ñooy njàkk ci li xew ca campus social bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru Direct News xamal ñu ne gaañu topp nañu bu baax a baax ndigal li leen Ousmane Sonko joxoon manifestation yi ànd ak fitna ñoo randu démb may manifestation ci ambiance nit ñi génn nañu manifester te bal tàkkul tigga tojul xeer naawul grenade lacrymogène jibul gis ñu fit benn jàppante ci diggante manifestant yeeg takk der yi lii soo koy lii lépp bokk ci élection législative yi le vrai journal li muy xëy di ci laaj moo di ndax dee su ko reporté dàq ko ba jëmmi jamono ba xët-xët gi ci géopolitique bi wàññeeku Tribune ne ko lu mën a nekk la ndax union sociale libérale saisiroon nañu waa Cour suprême ngir ñu suspendre arrêté bu ministre intérieur gi doon wax ci modalité parrainage yi ci élection législative yi ñu waroon ko àtte renvoyé ko ba tey ji ci midi léegi nag yéenekaay bi nee nañu bu dogalub Cour suprême bi génnee tey ci midi jox dëgg ñoom maître Abdoulaye Tine mu di waa union sociale ak libérale bu boobaa moom dañuy reporter élection législative yi ci réew mi ci lu amul benn werante réew mi quotidien nañu werante sax moo ca dul am ne waa présidence de la république def nañu démb ab communiqué di weddi xibaar yi tàmbalee jib di wax ne waa union européenne dañoo sàkku ci Sénégal mu reporter élection législative yi palais de la république nee nañu loolu amul wootey député yi mu di élection législative yi dina am ci réew mi ci date bi ñu ko jàpp ñi ñu jàppoon ci manifestation yi fi woon ajjuma fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin te ñu leen doon tuumal ak attentat li ñu doon waajal ci réew mi l'observateur nee nañu am na lu feeñaat ci enquête ba ubbil yéenekaay bi Madické Diop di commerçant bi jaayoon gaay yi fumigène yi jàpp nañu ko ca boori poorum Dakar fa lañ ko jàppe keneen ku ñu jàpp te waa sûreté urbaine jàpp ko l'observateur nee nañu moo di waa ji di Mor Gueye moom ci groupe force spéciale bi ca la bokkoon taqal na ci coow li nag keneen ku ñu naan Aliou ñu gën koo xam ci dun xaaf nee na leen nit ku ñu naan Ousmane Seye ñu ko yooyee aketoon
mooy commanditaire bi maanaam moo jiite yëf yi këru courant gi ci réew mi di Senelec l'observateur nee nañu moom la gaa ñi bëggoon a song poste courant relais ba ca sortie 10 ci autoroute à péage bi jotoon nañ ko attaqué ak i cocktail molotov léegi ko nañu li tax ba attentat boobee ñu doon jëm ca poste courant bi ci autoroute à péage bi antuwul Mor Gueye nee na mooy ba ñu fa sànne cocktail molotov yi ni yëf yi waroon a explosé wul noonee keneen ku ñu jàppoon ci coow li mu di rebelle bii di Ousmane Kabiline Diatta l'observateur nee nañu doyen des juges dóor na ko ab mandat dépôt démb ba ñu jël ko yóbbu kaso enquête dina kay nañu guerre totale moo am ci réew mi jamono ji gis nañu démb ay concert casserole ak ay cornet woto yu rëy ci réew mi ngir ñaawlo ne Macky Sall yore réew mi am na it lu mat fukki nit di ñu jàpp keroog ci manifestation yi fi woon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ak ay tuuma yu garaaw yu ñu gàll ci sunu ndodd gis nañu it société civile bi ci réew mi sol aw dàllam di wili pande Macky Sall ci bitim réew fii ci réew mi ci diwaanu Sébi Xotaan journal Libération xëyaat na ak ñun ca la fa xewoon mu di xaleb juróom-ñaari at bi wujju peccorgo yaayam ren di woon ci ab tabax bu yeggul wujju peccorgo yaay je ñu naan ko astufal mi def jëf ju ñaaw jooje nee na ci enquête ba bi muy wax xale bi ne ko kaay ñu ànd booba yéenay raykool amoon nee na lim ci jublu woon bu weesoo naqaral yaay ji moo di dafa gis ne xale bi heure bu jotee ak doomam rek xale bi la ñuy jox dëgg. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko mbokk ñu jaare fi itam daal di yëkkati jotaay wi dig daje ak rédaction bu télévision Futur Média 19h30 20h ci neeni jotaay ay xibaar man itam ma jox leen daje ni ki ëllëg incha allah à partir de 6h30 ci li nga xam ne nag moom moo di seen émission info matin mu ñeel revue des titres waaye léegi des leen ak nga xam ne nag moom moo di Mairie Bey mu soxal li nga xam ne moom moo gën a fës ci internet bi wéy leen des ak programme TFM jaa ngeen jëf mbokk yi ñu yendu jàmm